bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izin ar-rabihin amma ba'du qala sayyidi al-allaama al-aarif billah al-qutb al-mashhuur Cheikh Salahuddin at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi bil kunuuz al-ashara wa annahu ta'ala yanzilu ala kursiyyihi yawm al-qiyaamah ila aaxirih. kon ci jotaay yi weesu kon ñu ngi woon ci ba tey ci téere bu am solo boobu al-Kunûz al-'Ashara ci al-Kanzul awwal ci awaalimul insaan yi maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu bindee doomu aadama adduna yi nga xamante ne moom la dugalaale ci biiram ba ñu yegsi woon ci adduna boobu ñuy wax alxayaal maanaam xayaal mooy janeer maanaam fiction la fiction on peut wax tamit le monde imaginal le monde de la fiction ou le monde imaginal mu nekk àdduna bu doyaat bu yéeme boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ko def ci biir nit doomu aadama donc amul benn nit lu borom subhaanahu wa ta'ala dugal na ci moom xayaal voilà ni mu dugalee ci moom lu ko gën a jege mooy xel aql nga xam te ne àdduna la boo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala da ko dugal ci biiram pour mu nekk outil bu muy defaree li yéwénal mbiru àddunaam ak mbiru àllaxiram parce que nit su amul xel du mën a def lu bare du ko mën du mën a raisonnable maanaam du mën di lijjanti yu bari yu mu war a lijjanti ni ki noonu mu def ci moom lu demee nekkee gisoon nañu ne defoon na ci moom àdduna bu ñuy wax jëmm al jism mu jëmm joo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala da ko defar anamu defar bu jéeme bu jéggi tey nga xamante ne àdduna ba àdduna daj nit rek la ñuy gis mu yor façon jëmm bi ba pare mu dajale ci mboolem li nekk ci àdduna bi ci mu rëy mu maanaam mu dajaloo ci biir nit amul lenn lu nekk ci àdduna bi lu dul ne matière la boo xam ne boo ko xoolee ci tuuti maanaam mi ngi ci biir nit ba pare mu def ko ci nit mu ànd ak harmonie boo xamante ne amul ci leneen niki noonu mu defal ko tamit maanaam bakkan tamit mooy àdduna boobu ñu doon wax bakkan moom xam nañ ko jàll nañ ci ak xol ak ruux yëpp ay àdduna la yu borom subhaanahu wa ta'ala bind ci doomu aadama mu nekk yu doy waar yu mu dajale ci moom nga xam ne ruuxam moom par contre moom ab wol mooy xeetu ëf mooy wol boo xamante ne wolu kon souffle mooy souffle voilà boo xamante ne ci borom subhaanahu wa ta'ala la jóge directement ce qui fait que nit moo tax ruux maanaam xaqiqatan moo tax mu absolu maanaam mu nekk loo xamante ne dafa absolu illimité et cetera maanaam imperceptible insaisissable et cetera comme borom subhaanahu wa ta'ala noonu la mel te ci moom la ruux jóge te borom subhaanahu wa ta'ala nit rek la jël jox ko ruuxu boppam maanaam ñi ci des ñëpp seen borom subhaanahu wa ta'ala soit day bind ci ñoom ruux wala ñu bind leen sans ñu am ruux mais nit rek la borom subhaanahu wa ta'ala def ci moom ruux boo xamante ne ci moom la jógee directement maanaam muy ruuxam moom yàlla moom la soufflé ci nit ki voilà walilahi masalul a'la day mel comme si bu ñu waxee rek ne courant bi nga xamante ne moom moo jóge EDF ci centrale yi maanaam moom mooy daw fii même courant bi la même bu fekkente ne bu ñu jëlee individuellement dinañ gis ne courant bi nekk fii ci kër gi bokkut ak courant gi nekk ci kër gële bokkut ak courant bi nekk fële mais buñ ne courant bi mooy bi nekk jógee ci centrale bi day daal di mën a jug
ànd ak loolu nag dafa absolu voilà c'est-à-dire que en même temps ci bu dee ci wàllu courant bi en même temps même courant bi la moom mooy daw fépp en même temps mais bu ñu leen jëlee individuellement tam mën nañ ne maanaam bii daw fii ak bii daw fii la du benn maanaam ruux itam noonu la mel maanaam ànd ak la yëpp souffle divin la benn la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko def ci doomu aadama wol ko ci moom mais tamit maanaam mu nekk loo xam ne en même temps dafa absolu maanaam amul limite moo tax ruuxu doomu aadama lépp nekk ci biiram mais malgré loolu yëpp mu am tamit kenn ku ci nekk am nga ruuxam sa ruuxu boppam ndax kenn ku ne xam na ne sama ruux bokkut ak ruuxu kenn ci yéen ku ne ni ki noonu kenn ci yéen ku nekk ruuxam bokkut ak ñeneen ñi ci des ñëpp seeni ruux mais ànd ak loolu yëpp dafa illimité dafa indéterminé dafa maanaam dafa illimité dafa absolu voilà dafa absolu amul restriction ci dara loola tax ruuxu doomu aadama lépp ngi ci biiram lépp mu ngi ci biiram xattaa ba ci àjjana ak sawara sax ñu ngi ci biir nit ki voilà lépp mi ngi ci biir nit ki amul lu ko génn loolu moom moo tax adduna bu mag bi moom mooy nit ki voilà moo tax adduna bi moo gën a yaatu nit bu ñu xoolee ci côté corporéité bi maanaam le fait que mu am jëmm am corps physique adduna bi moo gën a yaatu nit ki mais bu ñu xoolee côté ruux gi ruuxu doomu aadama buñ ci jëloon adduna bi yëpp ak li ci biir arrache kursi yëpp ñu dugal ci biir nit ki ci dugal ko ci biir ruuxu nit ki nit ki du ko yëg sax maanaam bu ko dugalee ci benn point ci ruuxu nit ki sax du yëg ne mi ngi ci moom voilà ndax dafa absolu voilà borom bi subhaanahu wa ta'ala moom rek nag moom moo absolu loolu moom moo tax nit rek moo mën a yegg ci boromam noonu gisoon nañ kon wàllu boobu gisoon nañ tamit li nga xam ne moom mooy la aju ci wàllu dee ak li nga xam ne moom mooy processus bi bu ñuy waxee dee lan lañ ci jublu lan mooy processus et cetera ak yan ñooy dee ci nit ak yan ñoo dul dee comme par exemple xam ne ñu ruux du dee mais bakkan day mos dee mais xol ak jëmmuy nit ki ak xelam danañ dee voilà gisoon nañ yooyu tamit gisoon nañ tam li nga xam ne moom moo aju woon ci loolu yëpp ba gis ñi nga xam te ne borom subhaanahu wa ta'ala ni nga xam ne léeg-léeg noonu lay modéliser xolu nit ñi ci ay modèle parfois ba ci ay modèles yeneen alayhi salaam comme ni ñu ko gisee woon ci waa ahlu diwaan nga xam ne noonu lañ mel ba ñu taxawoon ci seen i mbir ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi transcender yooyu yëpp nga xamante ne nekkuñu ci benn maqaama xaqiiqatan mooy ñi nga xamante ne ñooñu lañ tàmbalee woon mooy waa ahlul itlaq nga xamante ne ñooñu lañ tàmbalee woon seen wax. alam bi nga xam ne adduna bi nga xamante ne ci lañ nekkoon nag mooy adduna yi xayal maanaam mooy janeer gi mooy fiction imaginale voilà borom subhanahu wa ta'ala ni mu defee ci nit benn monde boo xamante ne moom la ñu wax la monde secret monde des secrets mooy alam sirr parce que boobu tamit borom subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem gu yaatu daf ko wutal doomu aadama maanaam bi mu bindee doomu aadama dafa dugal ci biiram subhanallah parfois maanaam nit ki du ko sax mën situer moom fan la adduna boobu ne ci moom mais mi ngi ci biiram xam na ne mi ngi ci biiram comme xel mi ngi ci biiram xel mais par contre xel ci xol la ne loolu waxoon nañ ko mais da koy kii ci bopp bi maanaam parce que al aqlu sami mooy la xol bi nga xam ne moo suprême maanaam l'intellect suprême moom moo nekk ci xol mais beneen intellect bi mu fii la nekk ci bopp moom mooy nekk ci yuur gi voilà mais yi nga xam ne ñoom ñooy traiter choses yi nga xamante ne haut de gamme lañ ak yu important yi ak yooyu yëpp yooyu ci xol lañ ne am na nag am na fu mais day tàcc fii comme ordinateur bi boo xoolee unité centrale bi ak écran bi ci unité centrale bi ci la affaire yi di départ mais ci écran bi lay feeñee looloo tax bu xamul dafay foog ne moo tax ngay gis ni kuy doog a gis ordinateur ni xamul boo gisee bu di wax ak ordinateur bi maanaam donc day bind di kéeg yooyu mais su problème amee moom du fay unité centrale bi ci suuf moom ci kaw lay fay parce que day jàpp ne écran bi moom moo nekk di foofu la affaire alors que écran bi foofu lay feeñee xel noonu la mel ak xol xel en fait dëgg fii la ne ci xol mais ci yuur gi nag lay apparaître comme lampe bi contact bi fii la ne mais fii lay tàcce voilà loolu moom mooy tax nit ki lu mu ànd ak lu mu rëy xel bu fekkente ne benn mbir bokkul ci ay conviction mënoo koo convaincre ci côté boobu maanaam loo ko mën ci wax itam maanaam lu raisonnable mbir yi raisonnable dafa am benn aspect boo xamante ne
fekk bàyyiwuloo ko xel ci sa raisonnement affaire bi du dox mooy ne waa ji dafa am nu muy xalaate dafa am lu tax muy xalaate ni parce que dafa am lu mu gëm ba pare te yooyu ñoo jiitu ci moom te yooyu ci xol bi la ne conviction yi foi bi croyance yooyu ci xol bi la ñu ne maanaam loo koy wax lu ne yow lii ngay def jaaduwul wala lii baaxul wala yooyu moom du ko mën a comprendre voilà da ngay wax ba sonn mais du comprendre li ngay wax lan la parce que xol bi ci boppam moo tëju ci loolu et que comme xol bi dafa tëju moo tax du mën di xalaatee lu dul ni xol bi ni ko xol bi orienté lu dul ni ko xol bi orienté noonu rek la mën di xalaat voilà loolu preuve la buy waree ne effectivement que ni xel ci xol la ne waaw da ngay gis mbir moo xamante ne day évident ci ñenn ñi mais nga gis ku leen ëpp xel foofu affaire bi nekk casse-tête ci moom du évident dara parce que tout simplement xol bi moo tëju par rapport ak loolu léegi mu des ñu kon adduna boobu ci nekk ci kii boobu mën nañ ko situer mais dafa am beneen adduna mooy secret le monde des secrets bu yàlla bind mooy aalamu sirr dugal ko ci biir doomu aadama foofu même bu dee nit ki am na ci accès adduna boobu mooy monde des secrets malgré que am na ci accès bu baax ba saa yu ko neexee mu dugal ci li mu ci bëgg a dugal maanaam lépp lu muy bañ keneen gis ko rek wala keneen xam ko foofu la koy dugal saa yu bëggee yegg ci données boobu noonu day demal rek ci foofu jëlaat ko et cetera maanaam daf ci am accès total ay secret ah voilà bu ko defee voilà ñii am na nag ñoo xamante ne xam naa seen àdduna boobu yaatu na mais buntu yi ñoo yaatu tamit waaw ce qui fait duñ mën a garder secret bu duggee rek day génnaat waaw bu duggee rek day génnaat wala muy waaw parce que àdduna boobu yaatu na trop maanaam loo ci dugal mën nga ciy dugal du fees en fait du fees àdduna boobu du fees te pourtant mi ngi ci biir nit ki yàlla loolu la def ci nit maanaam dugal ci moom àdduna boobu de telle sorte que nit ki suy wax maanaam mën na jël lépp loo xamante ne bëggul ñi ci des xam ko rek loolu moom du ko génne du ko boole ci li muy génne te lépp loo xamante ne da koy nëbb nit ñi wala da koy nëbb ñëpp ba ci malaaka ay sax da koy nëbb foofu la koy dugal bu ko fa dugalee tëj ko kenn du ci mën a am accès moom rek mooy am accès ci loolu waaw mooy alamu sirr le monde des secrets voilà loolu moom moo tax ngay gis nit ku garder benn secret ba dee te du ko mës a waxe lan si jaanu biir garder ko secret waaw jaanu biir voilà ok loolu ñu bare dañ am na ñu bari ñu ko man mais am na ñeneen ñoo xamante ne daf leen a difficile parce que ñoom même bu dee seen àdduna boobu yaatu na que ni naa dañoo ubbi buntu yi pour contenir pour tëj bu hermétique dafay compliqué ci ñoom mais nag am na benn affaire bu important mooy yoonu yàlla ku ci nekk yoonu yàlla képp ku ci nekk fokk àdduna boobu nga wutal ko serrure yu wóor yu dëgër parce que dafa am secret yoo xam ne bis boo ko wuññee maanaam bis boo ko dévoiler musiba dal la musiba boo xamante ne dootul dellu seeti bu mukk dootoo ci mën a dellu si ginnaaw irréversible moo tax loolu bokk na ci li ñuy njëkk a jàng moo tax souvent da ngay gis sëriñ su mag si bu njëkk bi dañ daan faral di am na yoo xamante ne bu ñu ko bëggee jàngal seen wala ñu bëgg cee waxtaan ak seen taalibe dañ leen di tester souvent ci est-ce que mën nañ garder secret wala déet voilà comme li su ma juumul du al-Junayd keneen ki soit Shibli wala kenn en tout cas ci ñooñu la kenn ci ñooñu la fekk booba mu ñëw dafa ñëw ci dëkk ci benn dëkk su ma juumul Baghdad la woon muy ñëw fekk benn sëriñ bu mag toog benn waay ci waa ilmul kalaam ni mooy ni ci jàng ilmul kalaam mooy théologie di mu ñëw toog fekk boobu moom booy la
mu ñëw toog ci wet gi dégg sëriñ bi waa ji di ko malmené quoi voilà waa ji daj di ko malmené moom nag mu nangu débat bi jàpp waa ji daj ko léegi nag sëriñ bi waa ji nag kontaan sëriñ bi kontaan ci moom xamul ne man ne xaw ma woon fekk bi mu ñëwee da ko minimiser quoi mu ne ko mais man xaw ma woon ni yow ndekete nii nga ma ne ni nga amee xam-xam quoi mu ne ko waaw mais nag man damaa déggoon sa tur te dama xam ne dangaa yor kii bu mag bi quoi turu yàlla bu mag bi léegi dama bëggoon nga jàngal ma ko mu ne ko waaw ñëwal nga di ma maanaam àndal ak man daal ma benn jamono ma doog la ko jox ñu ànd ay at léegi nag moom mu bëgg ñibbi mu ne ko bon man maa ngi fi waaj a yàgg def na fee at te nag li ma waroon a def yëpp gis naa ne def naa ko léegi daal xam naa ne damay daal di mën a yeeweeku léegi nag dama bëggoon rek tur yi ma la doon wax nga baaxe ma ko daal mu ne ko waaw baax na mu ne ko waaw mu daal di jël benn kees ne ko dama bëgg nga yóbbul ma ko juste ci maanaam benn dëkk bu nekk à côté benn village nga yóbbu ko nga dem ci diw nga jox ko moom mu jël kees gi di ko yóbbu mu gisee kees gi dafa woyof trop affaire bi daal so waaw mu dem fu yóbbu ko mais bu demee ba ci yoon mu ne mais parce que ci keneen ki mu ko war a jox tam ko kilifa la mu ne est-ce que du mais kii daf may foofe wala parce que di ma yóbbante ci kilifa gi mais kees ko woyofee nii mais affaire bi daal vraiment dafa doy waar quoi mais mu dem yóbbu bi mu demee ba ci yoon bi affaire bi tenté waat ko mu ne mais xaaral ma xool lu nekk ci kees mu ubbi ko rek am janax ju daw mu topp ko daw topp ci ginnaaw munu ko jot quoi mu dellu si waat bi mu dellu see naka sëriñ bi gis xar kanam gi rek ak ni mu ñàngalee rek mer rek mu ree da ko yow yaa ngi nii yow c'est comme ab jëndax rek mënoo ko garder lan ngay xalaat léegi nag ma jox la secret yàlla bu mag nee na noonu laa delloo ñibbi ak samay loxoy neen voilà waaw maanaam waaw si loolu waaw loolu moom moo tax waaw waa ji foofu la mujjee moo tax même am na ci ku mu mës a dégg mu koy wax ci Alaaji Mansour radiyallahu anhu mu ne moom par exemple da daan def loolu bu la daan am na yenn yu mu la bëgg bu la bëggee jàngal yenn yeeg yooyu mais day xool ba xam wóor nga ba pare nu mu koy seete mooy da lay wax ne la ci day jël benn comme pitax daal di koy ci benn mbuus wala mu am fu mu ko def wala comme mu def ko ci benn bool nii ne yónni la ci néeg bi nag ci loo xamante ne da nga fay toog benn moment ne la waaw demal nga toog nga xaar naa boo laalee bool bi rek pitax mi lay tëb léegi bu tëbee bu naawee doo ko mën a jàpp rek nga daal di nga xam ne pare la wala mu dénk la am na tam beneen façon mooy da lay dénk comme benn mbuus boo xam ne comme guro la ci def nii xam ne soxlawu ko takk ko ne la am dencal ma mbuus mi dencal ma ko nga denc ko mu bàyyi la ba déwén wala gannaaw déwén sax mun laaj ne la mbuus ma nga indi mbuus moom sama loolu moom ma la dénkoon nga waaw guro gi voilà boo nekk guro gi rek mu ne ah d'accord voilà voilà mbuus a gën a jafe parce que da ngay ragal mu yàq waaw mais parce que est-ce que di nga mën a parce que loolu la maanaam garder téye loo xamante ne dañ ni la fii nga ci war a yam wala boog loo xamante ne moomoo ko wala kiiwoo ci nga ni xam ne lii du sama yëf naa ko téye naa ci yam fii nii loolu moo jafe te loolu foog moo am maanaam yoonu yàlla boo ci cheminer foog nga mën loolu voilà parce que aussi looy gën di cheminer après nañ la di dénk ay mbir yoo xam ne foog nga mën koo téye bu baax foog nga mën koo téye bu baax a baax a baax a baax maanaam nga am kóolute googu quoi waaw
bu dee suñ société yi nga xamante ne gars yi dañuy xurba ci nekk diw dafa këpp keesu jàkka jeeg ak keesu daayira bi lañ këpp ak yooyu xam nga loolu yooyu finalement maanaam bu dee ñooñu ñooy cheminer ci yoonu yàlla dana doy waar amiin dana doy waar yàlla nañu yàlla sàmm. voilà pour revenir kon monde boobu yàlla noonu la ko bindee maanaam de telle sorte que loolu yërmande yàlla gu rëy la parce que bu fekkoonte ne nit ki secret amul maanaam monde secret boobu ci biir nit amul kon nit ku ne maanaam dina bëri yu muy bëgg nëbbu yoo xamante ne maanaam ak ñi ci des xam ko du ko arranger te bu boobaa du ko mën voilà ba pare aussi beneen yërmande bi ci nekk mooy le fait que nit ki saa yu soxla waatee données bi rek day demaat jëli ji wat ko am ci accès boobu tamit beneen yërmande bu yaatu bu rëy la mais am na beneen monde bu gën a sori encore mooy alamul axfa boobu le monde dissimulé voilà wala le plus dissimulé monde boobu nit ki moom dafa nëbbatu secret la mais nit ki du ci am accès benn jamono rek la ci am accès mooy bu ko yàlla wërsëgalee fathul akbar maanaam ouverture illuminative bu mag boobu rek ci lay amee ci lay doog a mën a amee accès ci loolu voilà moment boobu parce que foofu en fait ci monde boobu la fa may interlocution ay waxtaan dialogue yu exister entre nit ki maanaam ruuxam ak borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam foofu noonu ci ngay gisee borom bi ni muy waxtaanee ak ruuxam ak sa ruux di tontonte ak moom sans yow nga yëg ko mais foofu soo amee accès ci monde boobu nag da ngay gis loolu moo tax ci monde boobu noonu ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala di dévoiler secret yu mag yi comme par exemple yi mu def ci début alquran bi ay alif lam mim ay hamim ay yasin ay taha kaaf ha ya ayn sad et cetera ay qaaf nuun ak yu mel noonu foofu yooyu par exemple foofu lay dévoiler secret yu mag yooyu moo tax Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu di wax naan yooyu noonu xaraf yooyu secret la boo xamante ne yàlla daf ciy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi muy tànn maanaam da ciy waxtaan ak ñoom maanaam ñu ci des duñ ko liire duñu xam lu ñuy wax duñu xam lu muy wax dinañ ci mën a am peut-être parfois ay yenn aperçu yi rek mais amuñu ci xam-xam voilà alors que ñooñu nag par contre ñoom dinañ ci am xam-xam bu yaatu bu gën a développé que ñeneen ñi ci des niñ ci comprendre léegi monde bi ñu nekkoon mooy xayal parce que am na ci biir monde yi ñu tudd comme bu demee ne alamul sirr ak alamul axfa indaale wu ko mais c'est parce que dañoo duggaale aussi ci xayal ak ci àq la maanaam xayal mooy monde boobu comme bi nga xam ne moom lañ doon wax maanaam imaginal de la fiction li impossible yépp cim xel foofu day possible am na nag yoo xamante ne am xel dana ko man alors que maanaam soxlawul xayal pour man ko comme tey par exemple tukki ji maanaam adduna bi yëpp mën nga koo wër ak sa xel léegi ci une minute wala waaw une minute nga dem voilà nga dem fi New York dellu si dem Makka dellu si waat dem Kébémer ñëwaat dem maanaam fu ne nga dem fa dellu si waat mais ci benn minute voilà ndax sam xel rek mooy dem lan si waaw astaghfirullah voilà alors que kon xayaal nag moom beneen la maanaam xayaal foofu
bokk na ci caractéristiques yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko tàmbale woon gis mooy ne ko contradiction yi wala yi nga xamante ne dafa impossible ci xel yooyu dañuy possible foofu voilà ay mbir yoo xamante ne am xel du ko mën a nangu wala du ko mën a jàpp pour une raison ou pour une autre hein mais dafay possible ci loolu ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ne da ngay jàpp ne loolu warta mën a nekk maanaam mbir ma par exemple tey ñun comme tey ñun ñi kenn ku nekk ci ñun day ñu ne mi ngi ci biir pièce bi salle bi nii et en même temps ñu ne salle bi tamit mi ngi ci biiram loolu ci xel daam dafa impossible maanaam tey mënumaa nekk ci salle bi ba pare salle bi nekk sama biir loolu du mën a ne wala ñu ne diw de moo jur diw moo jur diw par exemple Moodu moo jur Ibra ba pare wëlbatiku ne Ibra nag mooy maamu Moodu loolu tamit du mën a ne maanaam am xel moo ko dul nangu wala ñu ne Moodu de moo jur Ibra ba pare daal ni waaye nag Ibra moom Moodu jur moo njëkk a juddu Moodu loolu tamit am xel du ko mën a nangu yii yëpp xel du ko mën a nangu mais ci aalamul xayal mën na ne mais ci xayal mën naa ne le simple fait que ñu koy imaginer mooy wane ne mën naa ne te borom subhaanahu wa ta'ala daf ñu dëggaloon comme ni ñu ko gisee xayal googu ci par exemple bu ñuy nelaw léeg-léeg nit di nelaw di gént ay affaires yoo xamante ne xam na ni lii mënta ne yanuwul maanaam mais da koy gént après mu naan mais man lii comme lii yaakaar naa baal la woon mu ne waaw ñu gént di dawal oto par exemple voilà loolu waaw xam nga loolu mënta ne mais pourtant ah mais gént na ko te ah waaw loolu dafa mu ne dafa gént benn mère boo xamante ne mu dafa gaañu maanaam yàlla di ko jullee maanaam ak yu mel noonu maanaam yoo xamante ne ci xel da ngay gis ne lii du mën a nekk mais le fait que adduna boobu maanaam nga gis ay jëmm yu taxaw di def loolu ay jëmm yu taxaw di ko def nit ki su géntee ci adduna boobu suy gént suy nelaw ci adduna boobu la xolam di dugg moo tax muy mën di gis yenn affaire yu fay am voilà léeg-léeg am ñoo xamante ne dañ jàpp ne par exemple loolu wóor dafa loolu wala dañuy dund yoo xamante ne dañuy jàpp ne mënta ne wala dafa xaw a dafa doy waar maanaam ñoom sax mën nañ ciy jële ay tiitaange yu rëy fekk du dara dañoo tëdd gént rek affaire par exemple le fait que ñuy gént nit koo xam ne mësuñu koo gis ñu xëy dox ci mbedd mi taseeg moom wala yu mel noonu le fait que mu leen di arriver parfois yenn yu bari wala ñu gént benn xew-xew ñu xëy suba wala ñaari fan après affaire bi am voilà le fait que ñuy jàpp ne maanaam le fait que ñu ñàkk xam ne monde boobu dafa exister réellement et que monde la bu réel te ci biir nit ki rek la ne nekkul feneen ci biir nit ki la nekk la ko yàlla intégré maanaam moom du comme le fait que mu ñàkk xam ne loolu dafa exister moo tax day jàpp ne maanaam da ngay gis mu koy indil ay tiitaange jàpp ne loolu dafa normalul nangam mbaadu nangam maanaam dem ba maanaam yu bari mën na ko cee fekk ay yenn xeeti théorie yu bari mën na ko cee dugg tamit te fekk te du dara lu dul ne dafa dugg ci àdduna boobu rek alamul xayaal comme niñ ko waxee woon li gën a dëggal ne àdduna boobu existe na et li ci gën a présent mooy image bi ngay gis ci seetu bi image bi ngay gis ci seetu bi parce que kooku noonu ki nga di gis ci seetu bi boo ko xoolee da nga xam ne kii yow mais en même temps da nga koy mën a saxal ne kii mën a mais en même temps da ngay mën a ne kii du man parce que man maa ngi nii kii keneen la ko mais ah ba pare
doo ko mën situer ci espace bi mënoo ko teg fenn ci espace bi d'ailleurs moo tax comme al istiwa ala al arsh noonu loolu bokk na ci la yi gën a kii maanaam le fait que borom subhaanahu wa ta'ala amul place bu mu ne et que mën nañ ko gis yow comme àjjana nit ñi buñ demee dañuy gis yàlla mais mën nañ ko gis sans mu am place bu mu nekk wala espace bu mu nekk loolu exemple bi ci gën a patent mooy li ngay gis ci seetu parce que ci ngay di jàkkaarloo bu dul woon ñun le fait que seetu gis nañ ko ba pare ba di gis jëmm yi ñu ciy gis noonu suñ ñu waxoon nañu am na ku ñu mën a exister et que exister wuñ ci benn place te dañ leen di gis duñ ko mën a gëm bu dul woon li ñuy gis seetu bu ñu waxee loolu duñ ko comprendre mais image bi nekk ci seetu bi daf ñu koy prouver parce que ki may gis ci seetu bi mënoo ko situer nekkul ci ginnaaw seetu bi nekkul ci kanamam ba pare nekkul ci biir seetu bi nekkul entre man ak seetu bi nekkul foofu yëpp te pourtant mi ngi nii way jàkkaarloog moom maa ngi koy gis maa ngi koy gis voilà ba pare dafa copier sama jëmm ba de telle sorte que damay wax ne kii man la ba pare en même temps damay xam ne du man loolu mooy xayaal maanaam fiction la fiction l'imaginal voilà comme loolu la mooy loo xamante ne sam xel rek ko maanaam sa xel sax mënu ko jàpp dëgg-dëgg voilà moo tax comme ni gars yi di wax en tout cas loolu la ñu waxoon bi ñu nekkee primaire ah xaw ma ba xam dëgg loolu dëgg mais nee nañu bi tubaab bi ñëwee ci bi ñu dee jaay dañ ñëw indi pour pakuti yi ak ay seetu lañ ñu jox ñu jaay di ko xool dégg naa sax am na ku ci ne kii de ngóor la rek mës sa gis boppam jubbu bi la xàmmee quoi daal di commencer may daal di jël jaam yi mu amoon joxe et cetera ak yeneen or bi ak yooyu yëpp daal di joxe jël or yi mu amoon ak yëpp mu joxe ko ngir ne maanaam jox nañ ko seetu boobu maanaam muy mun di gis boppam xam nga loolu yooyu li koy indi maanaam mooy ne xaw ma xam dëgg la wala dëgg mais en tout cas c'est révélateur ci ko maanaam en tout cas mën nañu jariñ ci exemple bi ñu jox mooy ne nit ki bu musul gis loolu jour bu mu ko di gis mën na sax jommi parce que xamu ko voilà gis yi defe ne maanaam dafa gisaat boppam et que moom comme kenn la donc bu le fait que mu gisaat boppam ku mel ni moom loolu doo ko di gis am léeg-léeg nga gént gis sa bopp voilà mu ngo voilà gis seen takk ndar daw voilà comme ñi di xale yi doog a xàmmee après ñu commencé ni laaj loolu et cetera donc mais ñun loolu mën nañ cee jariñu gis ne xayaal boobu noonu la exister maintenant foofu borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ci boppam dafa bokk ci maanaam subhaanallah maanaam moom ci boppam dafay manifester wu ci xayaal boobu moom ci boppam de telle sorte que looloo tax ñu possible ñu di gis yàlla ci gént loolu moom moo tax mu possible mais sinon dans la vie de tous les jours nii gis yàlla du mën a nekk du mën a nekk lu dul ci sensu bi ko aarif yi di waxe maanaam voilà mooy bëtu xol maanaam gis ay turam ay melowam et cetera ni mu manifesté woo ci mbir yi et cetera ak yooyu
wala ay doxalinam ay jëfam voilà yu mel noonu mais quant à jëmm maanaam ci nekk nii wala mu yor forme jëmm nii ñëw loolu ci alam bii nii ñu nekk nii du mën a nekk loolu du mën a nekk léegi nag bokk na ci yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci manifestation yooyu nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala dina koy di def ci aalamul xayal am na yoo xamante ne gisoon nañ ko te bokk na ci ne maanaam day am ak jovialité maanaam mbégte bu rëy niki noonu bokk na ci yiñ gisoon mooy ne day di reetaan borom bi subhaanahu wa ta'ala bokk na ci yiñ gisoon mooy ne day yéej mooy xeetu kokkali la mooy raayeur yi mokkee voilà gisoon nañ tamit ne day di tëral pexe gisoon nañ tamit ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa yemoo ci kaw arasham ci jotaay bi weesu loolu ci wàllu istiwa ala al-arsh détaillé woon nañ ko maanaam yemoo ci arash bi lan lay tekki lan la ko kii surtout ulama u zahir yi maanaam borom xam yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu sharia ci zahir lan lañ ciy wax ak wuute yi ci am et cetera maanaam ni ñu ko di comprendre ak tamit nan la ñuy wanee ne maanaam mazhab bi nga xamante ne maanaam gis-gis bi nga xamante ne moom la par exemple mujassima yi wala mushabbiha yi comme par exemple wahhabite yi nu ñu façon bi ñuy di gisee ci côté boobu noonu le fait que baaxul ak maanaam ak argumentation bi gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu voilà léegi mu ne wa annahu te borom tamit xabaare na nakat moom subhaanahu wa taala aji kawe ji mooy yanzilu day wàcc ala kursi yi ci kaw kursi yoom maanaam mooy chaise yawmal qiyaamati bi sub taxawaay bi ci note de bas page mu ne rawat Daarimi mooy solo imam ad-Daarimi rahmatullahi alayhi Abu Abdurrahman wa Abu Shaykh sëriñ boobu nga xam fi al-Azama ci téeram boobu ñu al-Azama wa Suyuti moom tamit Abdurrahman Abu Bakr Abdurrahman as-Suyuti rahmatullah fi Durr al-Mansur muy téere la tam bu mbind ci tafsir an Ibn Mas'ud jële ko ci mooy Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an nabi jële ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne nee na qiila lahu laaj nañ ko ne ko mal maqaamul mahmud lan mooy al maqaamul mahmud a nga borom bi dafa ne wa min al-layli fatahajjat bihi wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda guddi gi jël ci benn partie ci guddi loo xamante ne da nga ci def lu ñuy wax at-tahajjud mooy xeetu naafila la maanaam mooy naafila guddi dafa am solo maanaam boo mënee def 11 rakka yi yent bi daan def sallallahu alayhi wasallam moo gën wala lu ko ëpp muy ñaar après nga witar wala soo ko deful nga def lu bon nga def ñaari rakka tamit naafila la guddi la naafila la maanaam kon boo jullee kii rek boo ci tegee ñaari rakka dugg na ci biir et cetera niki noonu mooy li ñuy wax qiyaamul layl rek dañuy qiyaamul layl waaw ku munul loolu sax mu julli safa witar wala witar loolu tamit ci biir lay dugg ku munul loolu mu def lan mu toog wala mu sujjóot goo xam ne da koy fas yéene maanaam da koy fas yéene jaamu yàlla ci guddi gi su manul loolu tamit maanaam tellement que amul temps wala dafa tàyyeel wala mu toog rek jublu ci kaaba gi def ko jaamu yàlla maanaam même bu dee temps bu ndaw lay doon maanaam ngir jaamoo ko yàlla guddi gi mais mu toog guddi gi du dara moom loolu bu mu ko def loolu nag ku ko mënut nag
waaw xamatuma loolu la ñuy wax. waaw mën na def zikkar waaw. voilà exactement loolu tam mën na nekk. voilà mais daal na di jaamu yàlla mais nag li gën mooy mu def au minimum façon julli au minimum mu am julli bu mu def même bu dee ñaari rakka la mu def ko. non ku mënul loolu dans le sens où mooy defu ko rek. waaw defu ko soit da koo mënul parce que daa feebar wala da koo mënul parce que dafa amul jot wala daf ko mënul parce que dafa tàyyel parce que tamit xam nga loolu tamit kii la dafa laaj puissance spirituelle bu la koy def loolu voilà su fekk mënu ko voilà su ko mënul mu def voilà léegi mu ne nag loolu def ko naafilatan laka ngir mu nekk ak ndollent jaamu yàlla ci yow parce que moo tax jaamu yàlla guddi tout le temps dafa am solo même moo tax même salaatu faatiha yi ñuy wax nii le fait que jaamu yàlla yu guddi yamul ak jaamu yàlla yu bëccëg moo tax salaatu faatiha soo ci defee benn guddi day tolloog 500 yoo def bëccëg voilà loolu moom moo tax jiital wér da gën ñàkk koo jiital voilà kon maanaam guddi gi daal na nga jaamu yàlla daal. léegi mooy après guerre. voilà après guerre voilà par am na sax borom xam-xam yu ci dugal après timis. juste après timis sax loolu man ba day bokk ci julli ci naafila ci jaamu yàlla guddi ci naafila guddi voilà. non bu dee wird bi nag moom non bu dee wird bi am na différence voilà wird bi dafa am ay heure bu ñu koy mën a jiitale mooy boo xaajee guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bu njëkk bi jàll maanaam diggante timis ak fajar nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi jàll na ba nga teg ci loo xam te ne dañ ci mën a jàng juróomi xisb al-Qur'an lu demee nekk ay 45 minutes environ waaw boobaa ci ngay doog a am sañ-sañu jiital sa wird voilà léegi yent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi dani ko kon yow dee ko def moo tax naafila guddi moo tax borom ko xam ne rahmatullahi alayhi ne naafila guddi farata la woon ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci xeetam bi nag dafa nekk naafila ngëneel la coobarew la sunna la lu ñu sopp la mais du farata ci xeetam bi mais ci yent bi sallallahu alayhi wasallam moom farata la ci moom léegi nag borom bi defoon naafilatan laka loolu dañ la ko defal pour mu nekkoon ak ndollent pour yow mu ne asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan ndax loolu day tax borom subhaanahu wa ta'ala dekkal la ci place maanaam maqaam bi nga xamante ne mooy place bi nga xamante ne station bi nga xamante ne mahmudan bu nu gërëm la bu nu gërëmu la voilà voilà léegi ñu laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy maqaamu mahmud boobu qaala mu ne zaaka loola day yawma bis lay doon boo xam ne yanzilu day wàcc allah bur yàlla taala aji kaw ji ala kursiyihi ci kaw kursiyum mooy chaise bi mu ne ya ittu bu ko defee mu kii ji mooy gis nga boo toogee ci chaise bu xawuta dëgg ni muy defee kak voilà bruit boobu muy def xeet mooy la ñax kiic mu kiic ji kama kem ni nga xam ne ya it noonu lay kiijee ar-rahlul jadid maanaam teg gu bees min tadayuqihi ngir woyof maanaam ngiru xat bi ci moom woowu woote kursi yu boobu day kasaati dafa tolloog yaatuwaayu kem yaatuwaayu maa bayna samaa'i li nekk ci diggante asamaan wal ardi ak suuf si voilà maanaam asamaan ak suuf si boo leen boole comme li Alxuraan wax wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ardi dafa yaatu ba ëmb asamaan yi ak suuf si moo tax yent bi ne sallallahu alayhi wasallam benn kursi yu bu ñu jëloon asamaan ak juróom-ñaari suuf si juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf yëpp ñu sànni leen ci kursi yu day mel ni jaaro bi bu ma ko sànni woon ci benn àll tey bu ma demoon ba ci désert bi Sahara
ma sànni fa jaaro ji ñëw ne leen gars yi man de sama kii ba jaaro ba daal maa ngi ca saara ba tee ngeen ma ko seetali ci maanaam ni muy compliqué pour ñu ma retrouver ko noonu la mel kursi yu noonu la mel ak juróom-ñaari asamaan yi suuf si xam nga loolu borom subhaanahu wa ta'aala maanaam kon xabaar nañu ne ci làmmiñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne day wàcc ci kaw kursi yi mais loolu bu ñu ko xoolee dañuy gis ne ci côté wu lan maanaam ci xel loolu mënta ne mais ci alamul xayal dana mën a ne ndax lan manifestation la maanaam tajalli la bu borom subhaanahu wa ta'aala di def loolu lay tekk maanaam moo tax waa ñi di def ta'wil yi souvent wala dañuy wax ne maanaam ak taxaw la parce que chaise boobu dañ ko teg maanaam ngir mu mën a imposer wu di wane ak kattanam maanaam mën a gérer univers bi di gérer li nga xamante ne moom mooy maanaam administration ak jugement yi nga xamante ne moom la war a def yawmal qiyaamati loolu nag su ko maanaam wàcc gi muy wàcc ci foofu noonu muy kiic ji ngir xat ji mu xat maanaam loolu lañ koy gëndalee le fait que mu nekk koo xamante ne maanaam bu yawmal qiyaama borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ngir événement yi soppandiku gi muy soppandiku jour boobu nde comme à part de course yi ci la administration yi di nekkee bu boobaa da ngay gis maanaam day kiic ji jour boobu noonu ngir bëri waay li ñu war a àtte ni nga xamante ne noonu la mel maanaam loolu mën na du ko gëndalee noonu ala kulli haalin waaye su fekkente ne waa ahlu tafwid ñoom dañ naan rek nii lañ koy déggee borom subhaanahu wa ta'ala mais borom subhaanahu wa ta'ala moo xam ne muy tekk waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy kabirul aarifiin comme ci li ñu nekk ni maanaam ñoom li nga xamante ne noonu lañ koy waxe mooy ne benn xeetu tajalli la bu borom bi di def maanaam ci benn maanaam wàcc googu muy wàcc ak tajalli la fi ak manifestation la bu muy def teewu fan yi bu muy def la nga xam ne day wàcc ci kaw kursi yu bi su ko defee loolu am mais lu muy def la ci aalamul xayal su ko defee ci aalamul xayal day am effet direct ci kursi yu yëngatu ci kii ji mu ne wa annahu te it xabaare nañu ne borom bi kat taala aji kawe ji loo ñeel na ko kafun ak tenq wa anamilun ak i cati baaram kaf mooy lii tënk pom cati baaraam anamil mooy phalange mooy cati baaraam yi wa annahu te naka moom tamit borom bi taala aji kawe ji yuraa def na ko gis fii suurati ci jëmm xam nga boo xoolee cati baaraam bu ñu xoolee lii ni ci xel da ngay gis ne borom bi loolu mënta ne ndax kan moo di am tënk mooy lii ak cati baaraam ba pare mu am jëmm ni physique maanaam ñu koy mën mu am kii physique mooy koo xamante ne dafa exister par physique maanaam dafa am physique corps physique moo man loolu mais ku amul corps physique du am voilà maanaam suura mooy silhouette une silhouette donc une forme visible une forme une silhouette une forme une représentation ki nga xamante ne mooy am tënk am loolu mooy ki am mooy ki am jëmm ki am corps physique ku amul corps physique loolu bu mën a ne ci moom ci kaw loolu comme yàlla moom amul corps physique comme ni ñu ko xam gis woon lan mooy lu tax yàlla amul corps physique parce que ban preuve lañ ci am mooy bi ngay wax ni le fait que dara existé wu avant parce que da nga am corps physique day fekk ni bon dafa am lu ñu leen defaree am na lu existé avant. voilà étant donné que yàlla moom déjà dara existé wul avant moom. voilà amul leen lu ko kii. exactement et que son existence est prééternelle maanaam amul c'est dans l'antériorité absolue amul fu mu tàmbalee dafa jiitu comme que mbir mi noonu la demee maanaam amul dara loo xam parce que corps physique lépp lu ko am day am lu mu composé
te composition yooyu mooy il faut que mu am benn temps préalable au moins pour que yooyu di composé wu dajaloo ba mel ni mu war a mel pour ñu mën a wax ne kii am na kii corps physique. alors que yàlla comme que amul loolu maanaam comme que moom dafa exister dans l'antériorité absolue c'est-à-dire que dans la prééternité donc mënul am corps physique dafa impossible et que su amee corps physique rek li muy tekki mooy am na kon lu ko jiitu. parce que li ko jiitu moom mën a créer corps physique boobu. beneen bi ci des moom mooy corps physique faaw muy am luy appliqué wu ci moom parce que lépp lu ñu au moins où c'est un corps physique il faut que mu am ay forces yu appliqué wu ci moom et que bu doon loolu la kon yàlla lan day am ay forces yu appliqué wu ci moom te yàlla ku ne am na ni moom dara force bu am appliqué wu ci moom wowal qadiru fawqa ibadihi moom mooy ki am noot féete kaw jaam bi maanaam mbindeef fi te loolu tamit te corps physique saa yu amee faaw mu am lan espace bu mu occupé volume bu mu occupé ci espace bi mënuma imaginer existence su benn mbir bu am corps physique lu dul dinaa imaginer préalablement volume bu muy occupé ci espace bi loolu su amul corps boobu mënta am voilà tey kurus gi nii mënuma ko imaginer sans me imaginer d'abord mu am volume bu libre bu mu mën a occuper ci espace bi avant muy exister parce que su amul volume bu libre ci espace bi du fa mën exister du mën exister tey par exemple bu ma imaginer dama ko war a dugal ci sama poche bi il faut poche bi maanaam mu am espace au moins bu mu xaj parce que su fa xajul du fa mën nekk voilà loolu moom moo tax lu exister lu am corps physique lu nekk day am volume bu mu occuper ci espace bi su amee volume bu mu occupé ci espace bi loolu li muy teg mooy il faut tout d'abord espace boobu exister avant moom muy exister waaw ba xam comprendre ngeen li may wax wala parce que su amul rek du mun ne voilà et que bu fekkonte ne yàlla kon moom dafa am corps physique kon mooy volume boobu il faut mu exister avant moom muy doog a mën a ñëw te comme loolu amul ndax yàlla moo créé espace bi ak temps bi ah donc ci lañu xamee ni moom nekkul ci espace nekkul ci temps amu ko loolu tamit waxoon nañ ko te ak xadiis bi ci yent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu loolu moom moo tax terme bi ñu di wax ne yàlla fépp la nekk genre yooyu loolu du terme bu jub loolu du terme bu jub terme la boo xamante ne jahmiyya yi li ñuy wax jahmiyya ñoom rek ñoo koy wax benn kuréel lañ ci nitu bid'a yi terme bi jub mooy maanaam buñ melo yàlla yi fépp lañu ne maanaam fépp la ñuy feeñe melo yàlla yi fépp la ñuy feeñe buñ ko waxee ci sens boobu dina jub mais pas ci sensu yàlla maanaam moom ci boppam foofu fépp la ne loolu jubul niki noonu comme niñ ko waxee nekkul ci asamaan tamit maanaam ci ni mu nekk en fait amul espace amul temps moom sax moo créé espace bi ak temps bi mais subhaanallah comme liñ doon wax yaakaar ci benn ci jotaay yu Rimaahi borom bi subhaanahu wa ta'ala day bind nit koo xamante ne day dem ba transcender espace bi ak temps bi maanaam da koy transcender maanaam day évoluer xam nga nit ki lu muy gën di évoluer spirituellement day évoluer ci maqaama yi di yéeg Allah di yéeg mooy mi'raj li ñuy wax mi'raj mooy l'ascension spirituelle voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na lu mu def lu symboliser mi'raj boobu mooy guddi googu nga xam te ne ci lañ ko rañaanloo yéegal ko et cetera mu dem ba romb loolu daf ko symboliser rek mais du ne loolu moom moo ko teg parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dès le départ dafa nekkoon déjà dafa plafonné ba pare nag yàlla nag yónni war ko mu wàcc ci biir mbindi fi maanaam ñi ci des ñépp ci suuf lañ jóge di yéeg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci kaw la jóge ñëw di daje nit ñi ci suuf
voilà wala di dajeeg mbindeef yi ci suuf lépp lu jóge ci borom bi ci moom lay jaar moo koy transmettre mbindeef yi mais bu ñu xoolee borom bi subhaanahu wa ta'ala Allah nit maanaam nit ki nga xamante moo tax ñuy wax ne wàllu bu ne am na mi'raj bu muy effectuer maanaam day effectuer mi'raj boobu maanaam ascension spirituelle boobu mais ci biir loolu am na ñoo xam ne bu ñu demee dañuy dem di dem ba nag weesu arsh xam nga univers bi ci arsh la existence univers bi ci arsh la moo tax arsh mooy trône bi nga xamante ne moom moo ëmb univers bi yëpp création bi mais ginnaaw loolu am na beneen monde boo xamante ne moom la ñuy wax alamu raqa moom foofu la jabalu Qaaf nekk mooy montagne boobu Qaaf et que foofu noonu ci kaw ci la aynul xayaati nekk maa'ul ghaybi ci kaw nag foofu la tawqul axdar ne un président yi boo ko waxoon ni ko déglu quoi. voilà donc foofu la nekk et que ci kaw noonu ci la maanaam ci kupra foofu la garab boobu nekk Touba garabu Touba ak ay tund ay dun yoo xam ne ay misk la yu weex misk waaw ay tund ay dun voilà misk yu weex ci la donc à côté noonu ci la garab googu nekk Touba garab googu nag mooy cosaanu garab yi nekk fii yëpp univers bi ak seen ak li ci nekk yëpp foofu la ñu maanaam garab googu mooy cosaanu lépp loo xamante ne moom mooy garab yi nekk àjjana maanaam d'ailleurs garab googu ci la fruit yu àjjana yëpp mu nekk bu dul woon garab googu kon feuillage yi univers yi végétation du am et que maintenant ci kaw dune boobu ci plafond bi foofu la barzakhul kubra nekk al barzakhul kubra mooy dune non mooy lan l'isme le grand isme maanaam monde intermédiaire mooy isme monde intermédiaire médiane voilà foofu la nekk barzakhul kubra boobu foofu nag moom mooy siège yu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu voilà donc c'est à partir de siège boobu ci lay gérer univers bi donc nit am na ñoo xamante ne dañuy dem nag ba nga xamante ne tellement que dañuy évoluer donc foofu ñu fa nekk ni dañuy dépasser espace avec temps bi mais à partir de montagne boobu ci la ñuy envolé woo maanaam ñu di nekk ba dugg ci montagne boobu ñoo ci maqaamal qurba la ñu ne maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom nag ñoo nekk dans la proximité divine mais de manière complète accomplie voilà dañoo jege yàlla dëgg ñooñu dañuy à travers dôme boobu maanaam li ci montagne boobu xaaf en fait montagne la boo xamante ne en même temps mooy gis nga xayal ni mel en fait montagne boobu ci la ardu Simsima ne dafa am benn suuf bu ñu tuddee ardu Simsima waxoon nañ ko mooy ardu suuf soosu la ñuy defar maam ardu voilà ok yow yaa ngi jàpp yow voilà suuf soosu mooy ndesitu suuf siñ defaree maam Adama
alayhi salaam. Loolu moom moo tax ngay trouver maanaam moo tax suuf soosu mooy suufu xam maanaam maarif yu kawe yi mooy xam yàlla yu kawe yi maanaam xam-xam yu doy waar yi suuf soosu lay manifesté moo tax ñi am accès ci connaissance yooyu ci maanaam ci niveau boobu ñoom ñooy am yenn niveau connaissance yi léegi ñooñu bu ñu en fait donc ci seen évolution spirituelle dañuy dem ba transcender donc espace bi ak temps bi donc ñooñu nekkatuñ ci espace nekkatuñ ci temps parce que montagne boobu dafa nekk à la fois ci suufu àdduna bi ba pare nekk ci kaw àdduna bi maanaam loolu ci xel yanuwul maanaam yanuwul maanaam ci xel maanaam ma nekk ci suufu mbir ba pare nekk ci kawam mais montagne boobu noonu la mel. nit ñi balaa ñu ciy di dugg di dem dafa am benn genre canal bu nit ki weesoo place wu maanaam fi nga xamante ne c'est mooy génn na arrache monde ba parce que foofu la création bi am léegi pour mu gën di évoluer nag maanaam ci place ci yi nga xamante ne léegi dafa génn même création bi maanaam et que dafa dugg concrètement ci li nga xamante ne moom vraiment xayal la complètement mais mooy maqaama qurba mooy la proximité divine en tant que tel dafa am benn canal boo xamante ne moom lay topp canal boobu canal lu lëndëm la dafa lëndëm këris genre da nga koy dox pendant 2-3 mois yoo xam ne da ngay dox rek ci lëndëm bi noonu ba nag fël daal di fël foofu voilà daal di fël foofu léegi loo kon looy gën di dem da ngay dem ba benn moment boo xamante ne à partir de foofu nag ngay defee benn envol boo xamante ne envol boobu ngay def moo lay dugal nag ci pré-éternité ak éternité c'est-à-dire que nit kooku dootul nekkati ci temps ba pare du nekk aussi ci espace au contraire temps yëpp dañuy nekk ci biiram espace yëpp dañuy nekk ci biiram voilà loolu mooy indi ngay gis yenn yu doy waar yenn wàllu yi di wax ñu bari mënuñu ko comprendre parce que dafa génn xelu nit en fait dafa génn xelu nit quoi ndax xayaalu kese la maanaam fiction mais fiction boobu melul comme gars yi fii bu ñuy wax fiction ah fi gars yi bu ñuy wax fiction mooy loo xam ne dañ koo xalaat rek seen xel gisuñu ko yooyu alors que foofu fiction bi réalité la en même temps moo tax mu wax ci début bi ne alamul xayal malgré que xayal la maanaam fiction la mais alam la boo xam ne monde la boo xam ne réalité la voilà léegi xoolal su nit ki yeggee foofu day daal di mën a dugg ci pré-éternité ak éternité dafay daal di mën a dugg pré-éternité ak éternité ba pare day daal di mën a dugg ci foo xam ne maanaam amul espace amul temps fu mu nekk rek adduna bi day daal di maanaam place bu mu bëgg moom voilà place boobu mooy ñëw nekk moom comme moom place mi ngi ci biiram donc day daal di nekk foofu nit ki noonu temps bu mu bëgg a teewlu moom da koy teewlu rek nekk ci temps boobu ce qui fait que am na loo xamante ne xam nga mënta nekk ci suñu xel mais loolu mën naa nekk ci xel mooy comme tey par exemple benn événement comme tey par exemple démb dara xew na démb dara xew na ma bëgg a te fekkewu ma ko ma bëgg a dem teewe ji ci jotaay maanaam ci xew-xew boobu mais ma dem ma teew ci te passé na waaw ah
ci réunion démb bi voilà te bi muy xew nekku fi woon te loolu li koy indi non mais c'est loolu li koy indi mooy nit ki bu yeggee foofu noonu nit ki su yeggee foofu en fait temps bi mooy nekk ci biiram maanaam moom du nekkati ci biir temps bi xam nga ñun nii dañoo nekk ci biir temps bi ak ci biir espace bi mais foofu noonu nit ki temps bi ci boppam mooy ak espace bi ñooy nekk ci biiram maanaam physiquement nii. exemple par exemple loolu lekk ba pare nga woccaat fekk jàll na ba pare nga génneewaat ko nekk ci. voilà waaw loolu par exemple loolu mën nañu ko jëlee exemple mais sauf que lii nii xam nga après temps bi day décalé wu ci temps bi moo tax mais su doon ne fee ne maanaam ci même moment bi nit ki li mu lekk même moment boobu noonu wàccuwaat na ko mais mi ngi waat ci biiram boobaa exemple boobu day jug maanaam du remonter temps bi comme nii dans la vie réelle nii mais dans la spirituellement dans ça kii day mën remonter temps bi maanaam loolu moo tax dafa génn xel en fait loolu moom moo tax nit ki su duggee ci boobu moo tax ñuy gis ne yenn nitu yàlla yegg yenn niveau yi di wax par exemple que ni comme niñ ko gisoon di wax par exemple ne fekk nañ Badar par exemple Badar benn événement la bu xew ba pare mënutul xewaat mënul mënta wat temps ba xewaat ko mais nit ki bu yeggee ci niveau boobu day maanaam day comme moom mi ngi ci biir espace bi temps bi mi ngi ci biir day teewluwaat événement bi maanaam ci biir nekkaat ci biir maanaam événement bi ñëwaat ci biiram xewaat mooy comme ñu di bokk ci waa falakul asir voilà borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu bindee univers bi maanaam non pas univers bi xaqatu muhammadiyya mooy la réalité muhammadienne ruux yent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu njëkk amal à travers ruuxu yent boobu sallallahu alayhi wasallam mooy ñeenti xalifa yi ak ñeenti malaaka yu mag yi ñooñu ñu njëkk existence yi ñooñu ñu njëkk puiser directement ci leer yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Seydina Abubakar Omar Ousmane Ali ak ñeenti malaaka Jibril Mikaïl Israfil Azraïl maintenant ñooñu après dafa am benn nombre de ay jëmm lañ yoo xamante ne ay duñu ay malaaka mais aussi duñu ludul ñooñu maanaam ay êtres célestes lañ créatures célestes lañ yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala da leen a bind ñooñu la ñuy wax al falakul asir maanaam gaa yooyu ñooñu êtres yooyu léegi da ngay gis nit koo xam ne day mën a dem bañ boole ko ci. moo ko ñu ci malaaka yi non ñooñu duñu ay malaaka waaw mais par exemple ñoom maa sut bi ñoom dañ dem ba bokk ci voilà ñu dugal leen ci groupe boobu ñu nekk groupe boo xamante ne dañ leen ci intégrer te pourtant c'est-à-dire que avant même la création des maanaam ñuy bind suuf seen asamaan si ak yeneen yi ci des yëpp moo tax lu daar réalité bu existentielle la bu mën a nekk la bu am la bu am la ñu bari nag noonu tamit lañ mën a jëlee nit ki tamit dugal ko ci groupe ba maanaam ñu fekkee Badar ci seen bopp am na yaakaar naa wax naa leen laa ko waxoon wala dama ko waxoon fii ni benn waay bu
benn benn mbokk nu bu géntoon ah voilà nga xamante ne te yàgg na géntam boobu nekk biir jundu yent bi sallallahu alayhi wasallam dundundoo ak moom dem xare doo ak moom Badar ba fàttaliku na sax ci fan la nekkoon exactement ci biir xare bi moment boobu te xam nga loolu ci kii la boo xamante ne nu mu tudd ci xadara la boo xamante ne loo fa gis rek loolu réalité la loolu nag boo xoolee maanaam boobu ci matfa anqa moom laa doon wax ne bi ma doon wax ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu naan ko adxil muridaka aynaha qabla al wara aynaani nuunaani ihtiqan bi naqaay voilà dugalal sa taalibe bi ci sanctuaire boobu maam ci nekk-nekku ha googu nga xamante ne avant même mbindeef yi di exister foofu la yent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon moom kese di jaamu boromam te loolu beneen partie bayit bi moo koy expliquer maanaam moo parce que loolu ci lay mën a réaliser wu mooy ay naane nuu naane te kan bi na xaay ñaari aynu yooyu ak ñaari nuun yooyu def ko ba mu incarné ko ci anam gi mu gën a set voilà ay naani ak nuu naani ñaari aynu ak ñaari nuun yoo xamante ne benn maanaam non seulement xalima du leen bind làmmiñ du leen mën tudd mais ayin bu ne ak nuun bu nekk dafa am maanaam ayin bu nekk dafa am ñaari nuun ci biir ayin bi et que nuun bu nekk am na ñaari ayin ci biir nuun ah voilà ayinu ayin ñaari ayinu la yu existé yoo xam ne xalima du leen bind làmmiñ mënu leen a tudd mais ayin bu nekk am na ñaari nuun yu ci ne xam nga ayin benn nuun rekk ci ne mais ayin boobu moom benn bu ci nekk am na ñaari nuun yu ci ne mais tamit nuun am ñaari nuun la yu existé yoo xam ne ñoom tamit làmmiñ du leen bind xalima làmmiñ du leen tudd xalima du leen bind te nuun bu ne am na ñaari ayin yu ne ci biir waaw aynaani lam yaktubhuma qalamun fi kulli aynin min al aynaani nuunaani lam yaktubhuma qalamun fi kulli nuunin min an nuunaani aynaani voilà li muy tekki pour résumer li muy tekki mooy ñaari ayn yi mooy entité yi existence c'est maanaam être nekk-nekk yi bu yàlla existence la être la entité existentielle la jaamu yàlla jaam bi entité existentielle la être la donc ñoom ñaar ñëpp ay ayn lañ mais que à chaque fois que jaam bi xool boromam wala yàlla xool ko ñaari nuunaani maanaam ananiya bi tekki le moi dañuy retrouver wu ci biir maanaam mooy jaam bi bu xoolee yàlla day gis boppam gis yàlla ci biir le moi bu yàlla ak le moi bu boppam et que su ko yàlla xoolee day gis le moi bu jaam bi gis moi bu boppam tamit et vice versa maanaam ñaari moi bi bu ci taxaw kenn maanaam man di naan man ananiya man kooku loolu di naan man su taxawee xool ci manu yàlla day gis nekk moom son être son existence ba pare gisaale existence yàlla ci biir maanaam loolu mooy lan en quelque sorte mooy l'extinction totale mooy alfanaa bu mat sëkk mooy jeex tàkk ci yàlla nit ki nag bu demee ba jeex tàkk ci yàlla existé tul yàlla muy existé par moom wala buy mën nañ ni
moom existé wul et que yàlla moo existé wala boog ñu ne existé na mais par yàlla la existé ñaar yooyu bu la neex nga tànn ci bu la neexee nga ne en réalité moom existé wul yàlla da ko feeñal nii rek mu nekk lu kuy dox ci biir nit ñi mais en réalité moom ci boppam existé wul wala ñu ne existé na mais yàlla moom mais léppam yàlla la moom amul daray boppam léppam yàlla la loolu boo ko réaliser extinction boobu comme yàlla amul dafa pré-éternel éternel nekkul ci espace nekkul ci temps da ngay daal di mën a dugg ci groupe boobu mooy ñaari nuun yi ñaari aynu yi boo xamante ne benn bu ci nekk am na ñaari moroomam maanaam ci biiram voilà maanaam mooy pour résumer c'est une forme pour dire jeex tànk ci yàlla complètement maanaam pour résumer daal voilà en quelque sorte mais loolu état la boo xamante ni ci démb ki du dund ci démb dund ko dund bu dëggu kooku bu ko defee rek day daal di mën a dugg tamit ci entité wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne dafa existé woon moom ci boppam di jaamu yàlla maanaam dans le mystère total ci sanctuaire boobu nga xamante ne yàlla rek a fa nekk en tant que huwiya maanaam en tant que moom yàlla kese maanaam son naissance moom rek mu nekk fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yàlla foofu moom kese maanaam da ngay daal di mën a dem ba atteindre noonu ba dugg ci groupe boobu te gisoon nañ ko waa ahlul itlaq ñooy am loolu ñoom ñooy dem ba jeex tàkk ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba jeex tàkk ci jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam en même temps dañuy jeex ci nekk yàlla bi contrairement ak ñeneen ñi ci des nga xamante ne dañuy jeex ci turu yàlla yeeg ci melo yàlla mais ñoom ci nekk yàlla gi ci boppam la ñuy dem ba jeex ba atteindre ba seey ci complètement par le voilà maanaam seen lépp yàlla la ñoom seen lépp yàlla yent bi la sallallahu alayhi wasallam amuñu leneen yent bi yàlla yent bi yàlla sallallahu alayhi wasallam jeex na amuñu leneen waaw kooku nag souvent ñu maanaam ñu di yegg niveau boobu nag ñoom da ngay gis ñu mën di réaliser ay affaires spirituellement yu doy waar yoo xamante ne en fait xelu nit sax day jàpp ne loolu mënta ne xelu nit day jàpp ne loolu mënta ne fekk comme li ñu wax sànq fekk mën naa ne ay la yëwén mën naa ne loolu mën naa ne mooy comme li ñu wax ni mooy lu weesu nga demaat duggaat fa wala lu kii nga intégré ko groupe boo xamante ne dafa restreint mais que doo ci bokk lu dul normalement bokk mooy boo fa nekkee moment boobu benn affaire la bu historique comme li ñu wax ci waa falakul asir ñu dugal la foofu wala ñi ñu wax ni sànq malaaka yi yenn kii ñeenti malaaka yi ñeenti xolofaaw yi nga dem ba dugg ci seen biir nekk maanaam taxaw seen taxawaay wala sa existence sa essence mujj ko nekk sa essence nekk seen bos et cetera ak yooyu yëpp mais loolu évolution la kooku yaa ngi évolution spirituelle la laaj nga évoluer ay caaxaan mayewu ko ay caaxaan mayewu ko ay mébét mayewu ko su ma sañoon rek tax nga yegg ko waaw aka neexoon su ma sañoon man day bëggoon naa loolu rek taxul nit yegg fa voilà waaw soit am na ñoo xamante ne yàlla da leen di bijj directement yóbbu leen foofu ñooñu moom vraiment yàllaa leen tànn yóbbu leen waaw mais loolu tekkiwul ne doo def dara rek non tekkiwul ne doo def dara di nga def dara mais sauf que def li ngay effort bi dafa disproportionné ak résultat bi waaw loolu lay tekki maanaam au minimum par exemple da nga di julli di nga woor au moins am na yooyu def daal
parce que ku du julli du woor du kii ba pare bu yaakaar ne dañ ko bijj yóbbu ko foofu day nelaw day wala muy gént ko yeewul voilà mais et cetera donc loolu mën na ne quoi ñu bijj la yóbbu la foofu loolu mën na ne wala nga cheminer mais cheminement la boo xamante ne nit mënu koo defal boppam ba pare nit mënu koo def fokk mu ànd ak benn moment fokk mu ànd privilège loolu moom mooy jagle gi voilà fokk mu ànd ak privilège mooy jagle bu rëy ah waaw sëriñam mais il faut moom sëriñ bi yegg foofu ba pare voilà ah waaw loolu la mooy voilà exactement différence la mooy ku ñu élire ak ku ñu nommer xam nga am na différence waaw vote bi ak campagne yi ci ajo yëpp waaw am na nañ ci am yaakaar nag waaw nañ ci am yaakaar parce que yàlla mën na lu ne yàlla mën na lu ne te sañ na lu ne waaw mën nañ ci am yaakaar bu baax mais kii bi pour revenir ci maqaamul mahmoud. waaw exactement yan définition bi lan la maqaamul mahmoud. voilà en fait hadith bi dafa yëggut mais maqaamul mahmoud mooy ne su loolu amee maanaam jour jugement bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam day dem maanaam nit ñi dañuy xam nga jour boobu comme ni ko hadisu shafaa di wax maanaam hadis bu siiw la. mooy buñ ñëwee laaj maam Adama asasa parce que nit ñi jaaxle nañ nangam gis na moom mu ne du mën a kii du mën a ràmm gaa yi et cetera ñu dem laaj maam Ibrahima mu ne dem leen laaj maam Ibrahima mu dem ñu laaj leen yent yàlla Muusa ñu dem laaj maam yent yàlla Nuux ba avant bokk après maam Ibrahima salaam après yent yàlla Muusa yent yàlla Isa hadith bu siiw boobu ba ñu yegg si nag ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ana laha lii de maa ko moom maqaama bi sama maqaama la ñëw ngeen ci ki ngeen war a ki ngeen waroon a ñëw nag mu daw mu dem sujjóot ci ronu arash nee na keroog yàlla daf koy yenkewal maanaam daf koy inspiré ay xeeti sant yàlla yu kawe yoo xamante ne xamu ko léegi nii jour boobu la koy xam sant yooyu nag muy sant yàlla ba nga xamante ne mooy ba ñu ne ko jugal ñu ne ko qum ya Muhammad sal tu'ta washfa tushaffa jugal yonent bi sallallahu alayhi wasallam laajal ñu jox la ramm loolu ñu ramm loola mu daal di jóg sallallahu alayhi wasallam jël liwaa'ul hamdi mooy drapeau boobu nga xam ne moom mooy drapeau cant yàlla moo tax gis nga sant dafa graw sant mooy maqaam yu gën a kawe nit ku bu di sant yàlla tout tool loolu mooy affaire bi yegg ci yàlla dëgg mooy ni nit koo xam ne day sant yàlla tout tool boo xoolal foofu alhamdulilah wax gisoo maqaam al mahmud dafa delluwaat ci sant ndax dañ ko sant ndax bu boobaa nag nit ñëpp dañuy sant yent bi sallallahu alayhi wasallam min def yëpp pour lu tax ba pare drapeau bi muy yor bi di symboliser loolu mooy sant moo tax mu ne aadama wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama aadama ak ñeneen ñu dul moom ci am na ci beneen riwaaya bu mu wax minal anbiyaa ci yeneen yi alayhi salaam ñoom ñëpp ci sama suufu drapeau boobu la ñu ne ñëpp mbindeef yëpp maanaam jour boobu moo tax ramm gi muy ramm nag mbindeef yëpp nag maanaam ñëpp parce que jour boobu même yéeféer yi dañuy wax sax ne dañuy bëgg ne non mais vraiment àtte nañ ñu àtte quoi finalement attente bi mi ngi bëgg maanaam sonn nañ metti na taxawaay bi yàgg na coono bi maanaam même mu dee dem sawara nañ ñu àtte quoi yent bi nag sallallahu alayhi wasallam ñëw bi muy ñëw ngir ramm mi def yëpp pour àtte boobu am loolu la ñu wax al maqaamul mahmud mais surtout sant yàlla yi muy sant yàlla ci moment boobu voilà léegi boo xoolee moo tax kon pour wax ci sant googu noonu maanaam boo xoolee dañuy gis ne sant moo tax sant lu doyoor la foofu sant la moo fa am maa xam ne Mahmoud sant la
maam Adama alayhi salaam bi mu touché le alhamdulilah la dafa sant mooy bi ñu koy doog a bind. yent Yàlla Nuh alayhi salaam bi mu muccee alhamdulilah alladhi najjana min zalimin bi ci des maanaam boo xoolee ñu ñëpp alhamdulilah sant borom bi subhaanahu wa ta'aala alxuraanam gi ginnaaw boo subhaanahu alhamdulilah la tàmbale alhamdulilah sant bu gaa yi demee ba àjjana bu ñuy dem bay waaj bay ci yoonu àjjana sant la ñuy def alhamdulilah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah bu ñu demee ba toog biir àjjana sant la ñuy def alhamdulilah alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurun shakur moo ni sant yàlla la ñuy def amul defuñu leneen lu mënti xew dañuy sant bu ñu moo tax looloo tax sant yàlla sant maanaam nit ki boo xoolee même yent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal turam yi gën a màgg baat cant mu ngi ci biir Ahmad Muhammad Mahmoud Hamid Hamidun maanaam tur yooyu yëpp xam cant ngi ci biir moo tax bokk et cetera boo toppal loolu sant waaw di bañ di kaas foo tollu di kaas di jaaxle di mer di jàmbat affaire da ngay waaru dëkk bi dafa metti crise bi da ngay waaru dafa day waar nangam wuy kibi voilà non sant alhamdulilah voilà alhamdulilah surtout que ñun yàlla yombalal nañu parce que ñun moom am comme ni ma koy faral di wax tout ça ñun xamuñu amuñu problème ñun luxe bu ñu yokk lañu am lañu bëgg mais problème moom amuñu waaw problème amuñu ah sëñ Diouf waaw problème amul waaw c'est rare ci ñun nii ku fi mës a toog nii 3 jours yu tegaloo yu mu lekkul naanul c'est très rare mu dee am na waaw c'est rare am na nag ñoo xamante ne loolu seen quotidien la ñu bari ci ñun ñun nii musuñu romb benn nit bu ñu dóor pistolet mu dee ci mbedd mi ñu bari ci ñun musuñu ko gis am na ñoo xamante ne il suffit que ñu génn ci seen kër tafeek ay cadavre et puis noonu la ñuy dundee c'est leur vie voilà ñu bari ci ñun musuñu maanaam am na yu bari yoo xamante ne musuñu dal xamuñu ko sax buñ déggee ne loolu existe na sax da ngay gis suñu àdduna yëpp tukki mais am na ñoo xamante ne loolu noonu c'est un quotidien am ñun ñu bari ci nit ñi musuñoo dégg musuñoo gis bombe am na ñu bari ci musuñu koo gis c'est vrai am na même ñun ñu bari ci ñun musuñoo gis fu ñu dóoree balu pistolet wala waaw si et cetera maanaam da ngay gis ne si am si waaw jëluñu gaal waaw voilà mu ngoog jëluñu gaal ñu bëgg ñu ëpp ci ñun jëluñu gaal te jaar ci tefes ci géej gi ba yegg si mais am na yu bari yeneen ak yeneen ñu bari ci ñun nii musuñoo toog jour boo xamante ne dañuy xam ne tey mënuma génn parce que aw ma lu ma sol maanaam aw ma lu ma sol dans le sens yére ci boppam laa yuru pas yére bu rafet de yére laa yuru yére te loolu noonu ak a bari ak wala boog ak a bari woon ñu doo xamante ne kër goo xamante ne benn yére fay am kii génn koy sol ah waaw wala ndox bu ñu naan waaw ci guerre am na léegi guerre yi nag dans la vie de tous les jours mais lu am na ñu bëri waaw si am na ñu bëri ci ñun nii musuñoo xam ay dund maanaam dund ci lëndëm nii am na ñu baree bari ci ñun musuñu koo xam wala ba nekkee xale la yàgg na am na ñu bari tamit ci ñun ñoo xamante ne mais téléphone maanaam ñàkk ñu téléphone musuñu ko ñàkk ñu ëpp ci ñun ñi am nañ téléphone loolu xeeti xéewal yu rëy la waaw am na ci ñun ñu bari ñoo xam ne sax dañuy deseeru ñu bari ci ñun dañuy deseeru waaw
di naan boisson si am na ñu bari ci ñun ñu xamul mettitu ñu ay gars yi ñëw rek rey sa ay doom say waajur et cetera am na ñu bari ci ñun ñu xamul mettit boobu et cetera et cetera non ñun dara ñu wax ñun amuñu problème non amuñu problème du tout ñun ay luxe yu ñu bëgg a préserver ak bëgg muy gën di yokk lañ am mais problème amul parce que ñun yi ñuy wax problème du dara dama am problème xaalis nangam dama am problème yooyu la ñuy wax problème ñun dama bëgg jënd lii mënuma ko jënd dama bëgg fay nangam mënuma ko fay ñun yooyu la ñuy wax problème mais problème yi vital yi nga xamante ne maanaam boo ko defut da ngay dee léegi ñun loolu amuñu ko non ñun amuñu ko si et cetera am na ñoo xamante ne non mais yu bare am na xale yoo xamante ne ñoom musuñu comme nii xalaatuñ ko toog nii rek nii en paix nii di waxtaan di saan kii am na ñu bari ñu ko musul xama parce que tout le temps ñi ngi xaar benn bombe bu war a dal seen kaw wala benn kii et cetera si nelaw ay 6 heures de temps 7 heures de temps par jour non am nañu bare ñoo xam ne taluñu ko xamuñu ko parce que tout simplement circonstances yi ñuy dund moo ko gis te ñooy dundandoo ak ñoom ci même suuf si li yàlla def mooy au bon moment ñun dañ nekk au bon moment au bon endroit kese mais xoolal tey même muy France muy Sénégal il y a 1 siècle 2 siècles mais dañ doon guerre 14-18 bi xam nga il y a 1 siècle ñu ngi woon ci biir boo xoolee Sénégal ñun ci xeex lañ dëkkoon buur yi dinoon dund mais ñun on est venu juste au bon moment rek loolu la rek xamuñu luy guerre xamuñu xeex waaw waaw jàpp rek dugal ci biir gaal kii bi bato bi amuloo choix kenn du la laaj sa choix amul ay lii laa xalaat ah non mais ñu bari ci ñun musuñu maanaam confronté wu situation boo xamante ne amuñu choix ni ne non pas du tout non alors que soit même ci suñu vie sociale léegi la mais bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw mais buñ am xale bu jigéen bi buñ koy maye mais duñ ko tàggu sax tey daal ngay sëyi ji ñëwul dem amul leneen amul fii fan la kan la nan la yooyu amul jógal dem waaw wala sa jabar tey lay ñëw ñu daal di jël sàkket bi defar ko léegi néegu ñax teg ko yëkkati ko teg puuj gi def affaire bi mu jeex waaw mooy bant boobu nekk ci kaw néegu ñax bi di koy téye voilà après mu jeex voilà après nag ndax ndaw si bëgg naa ko bëgguma ko loolu après sax yow beneen affaire la sa yoon nekku ci téye ko daal voilà voilà non mais c'est vrai mais non ñun amuñu problème si mais xoolal ñu bari ci ñun nii bu ñu amee ay problème mu bëñ wala bët wala kii nii dañuy dem rek ci médecin bi ñu bindal leen kii takkal leen ay verre bindal leen kii yéegi mais loolu noonu mais luxe bu rëy la waaw mutuelle bi jël ko waaw voilà jël ko en charge amul problème quoi nga daal di continuer di dund mel ni comme si de rien n'était ah mais si mais xam xoolal benn détail bu ndaw fi mu toll ñun ñii ñëpp ku ciy ñibbi ci ñun ñii yaakaaruma ci am na ci kenn koo xamante ne day dox dem ñibbi moom xam na ni maanaam fi mu toll deful souci waa nan laay ñibbee instant bii nii ñu bari ci ñun defuñu souci wala ñu ëpp ci ñun ah oto bi laay jël rek wala ci tram baa ngi fi maanaam loolu lañu maanaam du sax question bu ñu posé alors que ñu bari ay kilomètres la ñuy dox pour tous les jours te duñ ko kaas pour ñoom ñi ngi ci luxe ñoom tam duñ ko sax kaas buñ déggee koy jéem a kaas affaire boobu sax da leen di jaaxal si
bu tram yi dawul wala métro yi nga gis ñu kaas commencé coow di mer nag mer bu fukk nag mais waa nii dañuy dangay waaw gars yi liggéeyuñ ba pare nag am droit kaas loolu tam beneen affaire la am droit wu kaas parce que boo kaasee dara du la ci fekk mais attention il y a peu de temps ci ginnaaw kaas boobu soo ko defoon dañuy tuur say bët voilà ça dépend voilà fu ngeen ay Corée du Nord wala ay Cuba. voilà ah oui soit dañuy tuur say bët maa ñu làq la jant bi ba pare kenn du la àtte et cetera toppal loolu non mais ñun xéewal gu rëy lañ ne mais bu dul jeex xéewal gu rëy lañ ne si mais même bu ñu delloo ci ginnaaw rek yàggul dara génération ñun ñu di doog a juddu peut-être ñun ñoo ci xamul dara mais ñu mag ñi tuuti ñu ngi dund nii ñoom xam nañ ko bu ñu dul lekk ceeb nii ceeb mais du ñu raxas seen loxo parce que dañuy xam ne parce que bu ñu ko waxee seen gars yi seen dëkkandoo yi nii seen kii ne leen ceeb lañ añee mais duñ ko gëm pour duñu raxas seen loxo pour ñu mën a xeeñtu waaw alors que ñun léegi dootul lekk si mais loolu léegi la mais avant loolu mais si et cetera mais non ñun xéwal gu rëy lañ ne yàlla daf ñu defal xéwal de moo tax nag loolu gis nga bu la yàlla defalee xéwal nag santuloo ko ngay jàmbat day gën a durcir conditions yi moo tax lu gars yi di gis nga gars yi bu ñuy kaas pourtant affaire yëpp a ngi dox mais nit ñi duñu gis ne mi ngi dox ñuy kaas ay crise bi dafa métti affaire da ngay kii te kat liggéey bi nga doon liggéey mooy comme li nga wax liggéey bi nga doon liggéey yaa ngi koy liggéey yaa ngi d'ailleurs sax sa salaire dañ koo yokk ak yooyu mais yaa ngi toog naan non crise bi dafa métti affaire yi doxul ah yaa ngi dund ceebu jën bi nga daan lekk yaa ngi dégg ak pat yi nga daan tàngal moom ngay tàngal ba léegi mais lan moo changé non affaire yi doxul dëkk bi da ngay voir crise bi dafa métti mais te yow pat bi nga doon tàngal daaw moom ngay tàngal ren ah même tey bu ñu xoolee ñu bari ni man maa ngi fàttali ay mais ay affaires yu banal mais ay les années 90 ay 2000 non mais juste année 90 en tout cas fin année 90 yi mais kër yu bari bu ñu doon woote téléphone ñu dëkk seen mbokk yi ni dëkk ay Italie mais dañuy woote yi téléphone. ba pare nag nga gis gars yi téye téléphone bi mais xaaral ñu woo diw ñu dem woote ji ko ay bul coupé. sax 90 lu ay 2000. waaw mais fin yi la quoi fin année 90. loolu yàggul. da ngeen dem woo nit ñi naan. après nga waaw wala koñ bi yëpp benn télé rek a fi am. di ñëw wala France. waaw wala douche publique yi ni mu génne fi yàggul. voilà. et cetera. mais ak courant kër yi am courant dañ leen di doon compter mais loolu ñun ñu ngi ko fekkee nañ ko kër yu nga xam ne kër yu am courant yéen moom boo moytu fekkee wala mais ñun ñuy fekkee nañu waaw ñoom Ibrahima ñoom mosuñu ko gis loolu waaw xamoo ko loolu kay xam naa ne doo ko xam yow mais ñun ñii gis nañ ko koñ boo xamante ne seul ñi riche ñooy am courant maanaam d'ailleurs seen kër am courant loolu day wane ni yéen ñii ay patron ngeen wala mu am frigo kër gu am frigo non loolu day wane ni yéen ay patron ngeen et cetera te loolu yàggul dara barki démb yàggul dara hein mais ñun dañuy di kaas rek fu ñu fekk ñu ngi di kaas nañuy sant yàlla alhamdulilah yàlla defal nañu xéewal boobu ñu koy sant ne ko yàlla gis nañ ci xéewal yi ñu defal ñu ngi lay sant voilà loolu moo jaadu bàyyi jàmbat bi du defar dara en fait
te jàmbat bi en fait day indi sentiment de kenn da nga démuni en fait sentiment boobu lay indi nit ki day yaakaar ne moom amul dara dafa malchance dafa malheureux ci dundam alors qu'en réalité déedéet borom xéwal yu rëy la alors que ci xéwal yu nga lay jàllar bi si da ngay gis xale bu jigéen bu sol bu am 200 paires dàll mais c'est vrai voilà dàll bu nekk ak paire saag bi muy àndal paire dàll bu nekk ak saag bi muy àndal mais alors que loolu mais loolu ci fiction la bokk mais loolu ci xayal la bokk non léegi c'est que fiction la bu devenir réalité mais loolu fiction la 200 paires dàll wax ko sans moom ne ko 200 paires mais day nan la mën a nekkee mënu ko imaginer si mais yow même bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw ñun suñu maam yi ñooñu seen maam nga wax leen ne leen am na kii boo xamante ne maanaam Dakar ak Ndar mën nañ koo dawal ci benn bés bi rek nga dem dellu si waat mais day foog ne da ngaa feebar. waaw man sama papa dafa doon Fuuta ba. voilà ok mu ngoog. si. et cetera mais ñun léegi léegi péage bi ngay jël rek raktak yaa ngi Thiès après li ci des voilà nga xam ne da ngay mën jóge Thiès di ñëw xëy si Ndakaaru bu dem ñibbiwaat Thiès mais tout le temps ñi ngi kaas affaire bi non da ngay waaru dëkk bi da ngay waaru dara doxul voilà gouvernement bi liggéeyul affaire yi dara marché wu rien ne marche plus et puis léegi dafa gën a metti alors que affaire bi ku gis xam ne daa gën a neex gën a metti dafa gën a neex courant bi ñu di kaas li ko indi mooy ne li ñuy branché moo gën a bari voilà nit ñi dañuy gën di dund gi daa gën a neex. waaw chambre bi waaw ba pare nit ñi di gën di am xaalis nit ñi dañoo gën a bari xaalis moo tax. tey fi mu toll nañ xool rek. waaw mais bien sûr mais xoolal ñun suñu kër yi yu ñu yor ñu mais suñu papa yi ñun à notre âge ñun ñu am ay fauteuil ay télé ay kii ñenn ñi sax di dawal seen oto mais ñun suñu papa yi dund nañ ba dee amuñu loolu. waaw ci néegi ñax yi lañ doon dëkk amuñu woon loolu waaw mais da ngay gis mais ñun fuñ toll ñu ngi kaas affaire bi da ngay waaru te ñoom ñoo mais xaaral dafa am benn réalité boo xam ne dafa banal en fait mais soo ko xoolee ci suñu dund ci ngay xamee ne ñun dañ dul sant yàlla rek mais vraiment yàlla daf ñoo defal xéewal gis nga avant da nga daan gis ñi kër goo xamante ne ñetti néeg la am ñett ak heure bi mais gis nga ñetti néeg yooyu mais 30 personnes dañ ñëw ku ñëw rek ñu ne ko xañ nga ci kër gi. da ngay gis koo xamante ne dañuy toog ba benn jamono ñu jékki-jékki rek gis benn ci kii bi nii mur bi wala sàkket bi nii rek ñu commencé gis benn bopp buy feeñ di jóg ko kii ndax xam nga day ay diw la ni rek nga gis ko ci kër kee di diw la rek nga gis ñëpp kontaan ci dem teeru ji ko mu ñëw indaale ñetti doomam ne daa vacances xamuloo kañ lay ñibbi mais si mu ñëw ne daa vacances ñëpp kontaan daal di koy accolade teeru kontaan mais loolu noonu ñun mais waxuma la de waaw maanaam du ne espace bi moom la nit ñi xajul mais mentalité yi ñu yor voilà moo xat léegi mais du ne espace bi lañ xajul parce que ñoom dañ ci daan dund te problème daanul am
waaw mais mentalité la rek question bi mentalité kese la leneen loo fi wax lu dul ne mentalité bi soo fekk yaa ngi toog jaar ah waaw mais barke boobu mi ngi fi ba léegi non nit ñi la rek parce que amul différence entre non dafa ndaal voilà mais loolu lu banal la loo xam ne day wane ni nit ñi ñàkk sant yàlla non loolu exemple bu banal la fi mu tollu tey koo ci wax xam nga maa ngi la ko doon fi mu tollu koo ci wax ne ko ah fi mu toll day gis nga man yow day xam naa ne studio nga am sax waaye dama bëggoon rek nga jàppale ma ndax ma bokk ak yow si da ngay gis mu commencé alors que voilà ñaata fa ba pare su ñëwee nag saa yoo xëyee nga naan ko amugoo kii gisagoo ko de waaw ay offre alors que avant non mais c'est vrai alors que avant mais loolu alors que avant loolu musul maanaam yooyu yëpp maanaam du ay symbole la en fait ay signes la yuy wane ni ñun suñu jamono yàlla daf ñoo defal xéewal yu rëy mais gisuñu ne xéewal yu la ñu defal ah. mais léegi fii boo amee gan fii. bu defee weer da nga sonn. waaw mais xam nga. mais avant tamit noonu la daan def. waaw mais xaaral parce que ci même configuration bi avant da daan am te casse du am kenn du warul gis ne problème am na mais léegi day am mais ñu gis ne problème am na. da ngay muñ te du am problème waaye di nga dee. non question bi du loolu xam nga loolu noonu c'est que li nga ko def ci sa bopp bi la mais tey imaginer xoolal tey ma jox la benn exemple avant jigéen ji di sëy ci këram daa xëy tous les jours di togg di kii musu ko def problème parce que dafa gis ne dafa normal alors que léegi da ngay gis jigéen ñi dañuy togg ñaari yoon ñetti yoon commencé jàpp ne léegi li ñuy togg bari na. non c'est juste ce n'est pas kii maanaam c'est juste pour dire que ni mentalité yi rek moo évolué mais du problème moo am mentalité yi rek moo évolué. C'est vrai que génération yi fii dañ leen préparé woon. mais question bi mais non mais il suffit que ñu ne ñu gis suñu xel ne ah lii de vraiment du problème ñun ñoo ko bëgg a def problème rek mais du problème il suffit que loolu am rek problème bi yëkkati ko il suffit que ñu ne ah ñun nag dañoo war a sant yàlla on est des privilégiés mais rek affaire bi compte décanté wu li ñuy gis yu bari ñuy gis ne problème la dootul nekkati problème. dañ koy jàppee comme détail finalement. voilà non mais parfois sax dañuy gis ne dafa normal en fait. xam nga mooy exemple bi ma la jox sànq waa ki nga xamante ne da ngay toog rek mu jékki-jékki rek daal di ñëw rek nga gis ñu teeroo doo ko ñoom ñëpp kontaan jël ay bagages am dugal ci biir commencé kontaan mais loolu dara changé wu na li changé lenn rek la mooy bopp yi maanaam mentalité yi rek a changé mais sinon kër yi dañoo gën a yaatu sax et cetera affaire de mais non moyens yi dañoo gën a yokk. et cetera li changé lenn rek la mooy xel mi maanaam yow nan lay di percevoir affaire bi est-ce que da nga koy percevoir comme ni sa mbokk ñëw di kii de lii de sant yàlla la ay koy lii xéwal la wala da nga naan non si mbokk yi dañ fi ñëw dañ lay sonal rek maanaam ñaari idéologie yooyu moo indi moo mais loolu la ah lan la non mais yow. waaw gan gi ñëwee da nga koy accueillir franchement. waaw bernel ko defar ko mu kii. alors gan bi doog a ñëw du la nga koy toppatoo. mais gan nga xam dañoo toog xam nga ñaata temps lay toog. waaw ba pare. waaw loolu laa lay wax waaw yow yaa ngi
nga man bu ma demee kër en tant que jigéen. je ne reste pas les bras croisés. damay jàppale ci wàllu bi xam nga kooku dina sawar ak sangaat. mais léegi dañu Sénégal bu gën a ñëwee di si seesi la ñoo yaa ngi yor xale yaa ngi yor tool yaa ngi indi yaa ngi togg yaa ngi def te bu ñu xëy bu ko naw ba baax croiser les jambes yow nga nekk si seen service nekk sa kër di kër nekk si service si doom bu doon Dakar peut-être c'est possible mais fii. waaw mais yow avant xaaral avant déedéet avant lu gën a bari loolu lañ ci daan boole dañuy dem di rooti di dem di dëbbi di ci boole yeneen ak yeneen loolu yëpp amul fii di wuti ji mat non ban histoire non il faut ñu comprendre que c'est que xam nga lan la il faut que ñuy sax non dafa important non déedéet merde yow ndar nga ñun xaaral rek non xaaral rek mani non xaaral dafa important ñun li may wax nii ñun ñëpp xam nañu jarul ñu ci werante wala ñuy ci problème bi question bi benn affaire kese la mooy question de mentalité parce que amul fii leneen loo xamante ne mën nañ ni moo soppeeku entre temps wala sax à part que ni conditions yi dafa amélioré wu à part ñu wax loolu mënuñu fi wax leneen lu dul ne conditions yi dafa amélioré wu question bi lenn rek la mooy question mentalité féeg nag il faut que féeg nag ñëwuñu comprendre que ni ñun loolu li may wax ni ñun man génnuma ci ñun ñëpp ci lañ nekk loolu dama ne exemple la boo xamante ne dafa man maa wax naa la ko keroog nee naa la fi mu tollu mentalité bi lii wane de suñu mentalité dafa soppeeku mooy man fi ma dëkk nii tey maanaam ak situation bi ni mu demee tey bu ma keneen neewee rek dafa bëggoon dëkk foofu rek da ngay gis ma commencer réfléchir te pourtant sans papa bi ma jur ci benn néeg université mais accueillir na fa ay gan pendant des mois te moom moo fa dëkkoon ak sama yaay ak man ak samay rek te accueillir benn néeg université te accueillir na fa ay gan yu bari mais man mënu ma loolu lan moo changé du moyen yi et mentalité yi kese la du moyen yi il faut ñu accepter ne man sama problème la mais changé wul réalité mbir mi changé wu ko voilà accueillir na fa d'ailleurs ay rakkam dañ jóge Kébémer ñëw pour jàngi ci université amuñu chambre foofu lañ dëkkoon te boobu ñun ñu ñoo fa dëkk mais noonu. xam nañ noonu ñun ñëpp des suñu parents yi. waaw voilà kon lan moo tax ñoom ñu mën ko ñun mënuñu ko. affaire barke boobu am na. ma ne mentalité la rek bu fi mentalité la rek. fii du mënuñu fi wax leneen lu dul ne xel yi. mag ñi lenn barke dem. non déedéet barke non c'est que yow barke boobu ngay wax mais barke boobu fan la nekk est-ce que dafay changer non xaaral rek concrètement est-ce que dafay changer pour concret ñu concret quoi maanaam bu ñuy wax waxu ngeen baal ma bu ñu wax xaaral bu ñuy wax kuy jël kàddu ku ne bu mu wax loo xamante ne day wax pour polémique kese na wax pour wax loo xam ne xaaral na wax loo xamante ne day wax ci loo xamante ne maanaam day ànd ak objectivité parce que loolu fu ñu ci dugg rek après day nekk comme genre marché te fii du marché voilà léegi ñu ñëw ci kii bi bu ñu xoolee lan moo changé à part et pour ci exemple bi ma la jox nii ci sama papa man exemple bi ma la jox lan moo changé foofu lan moo tax sama papa mën ko man bu fekkente ne awma jabar awma doom munuma loolu te sama papa munoon na ko te man maa ko ëpp ay moyens lan moo changé à part loolu. man sama analyse moo di la vie est spéciale. mais proportionnellement les moyens dañ gën a bari parce que sama papa boobu noonu amul frigo amul fauteuil amul yooyu yëpp amu ko te man am naa ko fi mu nekkoon moo gën a xat te fi ma nekk moo gën a yaatu lu tax moom mu mën ko te man mënuma ko.
jeex na mooy mentalité bi égoïsme voilà jeex na waaw est-ce que changement mentalité boobu dafa xaraam wala xaraam na lool. non mais non daf ci am ay mbir yoo xamante ne baax na am na ay mbir yoo xam ne baaxul il faut qu'on soit clair mais man li ma doon wax ci biir loolu yëpp ci benn angle kese la nekkoon mooy sant yàlla gi ñu war a sant yàlla reconnaître que ni quand même ñun santuñu ko assez et que ñu xam ne ñun am na ay xéewal yu ñu yàlla defal yu mu defalul woon ñu njëkk ñi et que ñun gisuñu xéewal yooyu dañuy xooteeg bët njëkk ñi jàpp ne ñooñu gënoon a rëy xéewal alors que ñun lu ñu am ñoom amuñu xaaj bi 1/1000 bi amuñu ko te waxuma ñu njëkk ñi il y a un siècle il y a 30 ans laa wax ñun am nañ ay xéewal yoo xam ne 1/1000 bi ñooñu amuñu ko woon 1/1000 bi laa wax suñu valeur u téléphone portable kese moo ëpp salaire bi ñu daan am voilà sur l'année et cetera suñu yor sa télé di taalaka fay di zappé et cetera maanaam loolu il faut ñu reconnaître ko il faut ñu xam ne lii moo xew man maintenant lii sama défaut la ndax sama défaut jamono la en même temps du man rek ñun ñëpp la mais ñu xam ne lii moo xew après nag ñu essayer comment on va faire pour en tout cas gën a sant yàlla au moins être reconnaissant envers Allah au moins ñu sant yàlla parce que yàlla tamit dañ ko war di sant te bàyyi jàmbat bu metti gi tout le temps ñun toute chose est prétexte pour ñu jàmbat alors que dañoo war di sant yàlla ci lépp voilà dañoo war di sant yàlla par exemple loolu noonu mais par exemple exemple bi ma joxe nii maanaam du sama papa kese fii ñii kenn ku ci nekk xam na li may wax réalité la bu ñu ku nekk dund ci këram kër papaam et cetera mais loolu mais non seulement ñoom duñ ko def problème mais amul kenn kuy jóge ci biti naan mais yow ñii ñëpp nga fat ci sa kër gi naa nga loolu amul problème alors que ñun bu dee ñun la maanaam non seulement yow pare woo pour def ko mais boo gisee ku koy def faw nga nekk fii naan mais yow comment ça se fait que voilà parce que dafa dem ba nga xamante ne xel yi ci boppam foofu la problème bi nekk comme d'ailleurs wolof yi dañ koy wax wolof yi lu ñuy wax kër yi xatul lan noo xat xole mais wolof da ko lépp voilà kon ñu am foofu insha allah wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin